asalaamaaleykum waa info réew mi maa leen nuyu bu baax di rafetlu confiance bi ngeen am ci man ngir laaj ma sama xalaat ci tolluwaayu réew mi waaye balaa maa ñëw ci actualité kon ni nga ko laajee damay ñaan rek jël ay kàddu jaal di jaalee askanu Sénégal yépp ci professeur Iba Der Thiam bi nga xamante ni moo fi wàññeekoo di koo xamante ne c'était notre professeur national di ku bëggoon réewam di ku bëggoon aada ak cosaan di ku bëggoon jeunesse le député du peuple ku yàgg a taxawu askanu Sénégal fu ne ci wàllum éducation valeur yi ñu doon wax mooy jom ak ngor tey dama koy wax naan ñi nga xamante ne tey ji ñoom ñoo dal l'école ay année 86 88 jamono double flux nga xamante ni tey dafa amoon groupe A groupe B tey loolu ba mu koy wax ak ba mu koy xalaat fekkoon na demande bi bari woon na école yi néew na loolu tax na tey ay cadres yu bari tey ñi ngi nànk ay instance de décision ci réew mi jamono ci loolu moo tax ñu dugg école un nationaliste tey bu ñu demee tey ba yenn lycée yi yenn école yu mag yi di am ay turu kilifa diine yu baax yi ñu jële fi turu tubaab yi ginnaaw yàlla moom moo tax di ko xamante ni ci wàllum politique lu tax réussir si ba awol bon réussir sax entre guillemets parce que nekk na député ak son propre parti ba la moo tax tey mënul gañ ay élection présidentielle wala mu amul ay député yu bari yu baax wàllum lu mu gëmoon la muy jom ak ngor ndax Sénégal nag bëgguñu loolu ci wàllum politique boo gisee ma wax loolu damay fàttaliku élection présidentielle yu 2000 ñii di waa Jamra dañ ne candidat yëpp dañuy xool candidat bi nga xamante ne moom moo langoog valeurs yi ñuy incarné ñun waa ONG Jamra ñu jàppale kooku ak nu mu mënta mel nag baax na ci loolu la ñu xooloon gis candidat yëpp Iba Der Thiam moo leen si doyoon ñu jàppale ko dem na ngeen xool archive yi Abdou Latif Gueye juróom ñu ngi ko defee ci hôtel Méridien fa la ñu woon seen congrès mu nekk koo xamante ni tey jii si ñu àndoo la nag Abdoulaye Wade ca 2000 ba 2012 il était le seul koo xamante ne moo ko accompagné loolu lépp te musul am lu ko naqari ci ànd bi ànd ngor la ko teg donc jom boobu ak ngor googu muy wax tout le temps dafay revenir ci ay doxalinam kon nag professeur askanu Sénégal yi mi ngi lay ñaanal fi nga jëm yàlla na la gënal fuuf fi nga xamante ni fi nga jóge su ma bëggee nag ñëw ci tolluwaayu réew mi bu ñu ne tolluwaayu réew mi nag xel yi dafay dem ci remaniement bi nga xamante ni moom moo amoon dimanche bi ñu weesu jëm ci tàggataat gouvernement bi soppi ko ay soppiku yu yaatu sax parce que am na ay départ yoo xamante ni kenn mësu ko woon naanee mbir du benn analyste politique bu mësoon a taxaw kitaabu ni kii di Aminata Touré du bokkati ci ànd bu ñu ànd ak Macky Sall ngir doxal réew mi kii di Aly Ngouille Ndiaye du ci bokkati kii di Omar Youm du ci bokkati kii di Matar Cissé du ci bokkati mu nekk nag loo xamante ni bett na ñu bari ak Amadou Ba tamit xamante ni bett na ñu bari Macky Sall teg ko fan point d'interrogation ñii nee nañ kenn ku ci nekk ci ñoom am na ay faute de gestion yi nga def ñii nee nañu dañoo am ay ambition ni dañoo war a wuutu kii di Macky Sall maanaam lu bukki bëgg la bar bëgg léegi nag tey bu ñu jël ñaari hypothèse yooyu bu dee ci wàllum gestion mais Mansour Faye est-ce que warante naa toog ci nguur gi koo xamante ne fu mu jaar yëpp il a laissé des traces noires fu mu jaar yëpp kon donte Mansour Faye ak Cheikh Hamidou Anne ñoom ñoo resté ci gouvernement bi
waratuñoo côté wàllum hypothèse malgestion dañ koy tege de côté ñëw ci wàllum ambition nag nekk délit léegi ci réew mi nekk délit ndax boo xamee loo bëgg rek ñu taxañ la sànni loolu tamit dafay nekk beneen aspect la ñuy ñëwaat ci ñoom parce que lu olof yi wax naan ku iñaanee sa ndono sa deeyu ñaaw leneen nag mooy li nga xamante ne moom la ñëpp di wax muy arrivé Idrissa Seck ak Abdoulaye Baldé ak Omar Sarr mu nekk ay arrivage yoo xamante ne du neen buñ ko njëkkee tey ci Omar Sarr est-ce que yéen a ngi fàttaliku élection présidentielle yi ñu passé ba ñu demee législatif la xamoon présidentielle ba Boun Abdallah demee Dagana mu ne leen Omar Sarr du yàgg di ngeen ko gis ci biir gouvernement bi dina ñëw liggéey ak ñun moo ko waxoon archive yaa ngi fi donc loolu day wane rek ñoom ba ñu yàggee di waxtaan yàgg na mosuñoo réeroo ci dara askan wi lañ doon tuur lëndëm mais ñoom mosuñoo réeroo ci dara Abdoulaye Baldé moom mënuñu ko wax dara parce que moom wane woon na féeteem de élection yi dafa jëloon ay responsabilité ne Macky Sall lay jàppale donc ragal féete dafay xañe wërsëg moom wane woon na féeteem Aïssata Tall Sall wane woon na féeteem donc ñaan ñi mënu maa wax ci ñoom mais Omar Sarr Idrissa Seck faw ñu wax ci ñoom parce que dañoo dëkk di gëmla woon nit ñi loo xamante ne ñoom seen wàllu bopp gëmuñu ko di gëmla woon nit ñi ni ñoom ci côté askan wi la ñu nekk di gëmla woon nit ñi ni ñoom lu naqari askan wi naqari na leen nakati bu guddee ñu ngi dem di waxtaani ci suuf mu nekk nag loo xam ne keroog ba mu xëyee ba mu bañ ba ko Seydou Gueye waxee mais ñëpp a tiit tiit bi sax mooy ñu dégg ko ci làmmiñu boppam mu ne man doot fasciné tuma am kilifa ci wàllum politique fasciné tuma ko am su may am conseil municipal lay nekk wala maire wala député wala président conseil régional xam nga départemental tey ñu dem gis ko Macky Sall nekk patron wam nommé ko par décret donc léegi Idrissa Seck il est obligé di woo Macky Sall le président de la République mosoo leen dégg Idrissa Seck ne président Macky Sall rek lay wax léegi dinañ ko dégg mu nekk loo xam ne tamit benn côté am na ñu bari ñeenañ war nañ ko war a mën a comprendre parce que parti boo ko yoree il faut nga am loo mën a téewee say militants donc mooy conseil économique social environnemental nga xam boo ñëwee nekk président di nga am sa cabinet bi du weesu ñenn ñu dul say allié parti politique nga fay indi teg say jeune parti nga fay indi teg sa budget bi ngay 9 millions yi ngay fayeeku ak sa budget 8 milliards 8 voitures de fonction loolu dina gën a mën a dooleel sa parti ñu bari nee nañ idée boobu la jël loolu la ci boobu pour mën a waajal 2024 mais est-ce que sénégalais yi dinañu ko ci bàyyi est-ce que sénégalais yi goqi wuñu ko ba pare te am na ñu ko goqi woon ay wax ñëw ba avalé waat ko ñu goqi waat ko nag pour ñu jëlaat ko nag dafay métti ndax ku la nax ñaari yoon doon nangu mu nax la ñetti yoon ndax y a jamais 203 mu nekk lu bari dañ leen lan moo ko fi jar daw bay daanu ci koo xamante ne dañuy wax na yow yaay chef de l'opposition élection présidentielle jot nga gën jël 2e position malgré la coalition triple XL bi nga àndaloon bu ñu demee tey jii ba Yankhoba Diattara ak Omar Gueye bokk même table conseil des ministres te ñëpp a ngi fàttaliku jaar boobu ci rek génn nañ da ngeen war a génn ñee si sunañ dañuy génn moo Pape Diouf léegi l'histoire dem na ba ñoom ñu ñëw est-ce que tey jii ñoom amuñoon raison ci seen kaw Thierno Bocoum lu nekk wax nañ ko fi ba mu ne de ba mu démissionné parti réew mi nee nañ Macky Sall da kaa jox xaalis pour mu ñëw pour mu jéem a yàq réew mi après Macky Sall li liggéeyal moo ko financé mais ba tey su ma jumalee Thierno Bocoum demul de ñoom ñoo dem donc ñoom ñoo dem te bu bëggoon dem moom Thierno Bocoum on lui a proposé poste ministre Malick Gakou
on lui a proposé poste ministre partem ñoo ci jàpp Babacar Diop proposé nañ ko poste ministre donc mu nekk loo xamante ne tey jii ñoom jàpp nañ ay ndaw lañ tollaguñ fu ñu amee bay ñàkk te politique constance da cee baax gëm-gëm idéologie da cee baax moo tax Mahmoud Saleh ku yaakaar ni tey la ko Macky gën a jàpp lu weesu Idrissa Seck ak Omar Sarr ak Abdoulaye Baldé au début ñeneen ñëpp Mahmoud Saleh ko dox 85% gouvernement bi yëpp Mahmoud Saleh moo ko dox am na nag ay lees waxul yu bari yoo xam ne ñu ngi ci biir am na si ñu bari doo leen dégg duñu wax parce que mercredi di ngeen ci gis lu bari loo xamante dina xew mercredi conseil des ministres bii ni ñëw di ngeen dégg lu bari luy xew parce que nag dañoo toll ci tong-tong ku nekk faw nga jël sa part mën a yóbbu sa kër yeneen dégg ñu naan Malick Gakou ministre d'État auprès du président de la République bu leen ko exclure lu war a mën a nekk la lu war a mën a nekk la parce que poste bu ñu ko doon proposé buggu doon poste boobu poste bu ñu doon proposé Malick Gakou bugg ko woon dinañ ci ñëw nag sénégalais yi nag waroon nañoo xam bu yàgg ni lii dina xew yi ana ci naka xool leen tey élection nawet bi ñu passé inondation lu muy tar yépp mosoo leen dégg benn parti bu bokk ci biir dialogue bi yéey si yàbb ci wax ci wala masawu askan wi Idrissa Seck bañ ko laajee lan la wax envoyé naa rapport mel ni moom mooy le président de la République bay demander un rapport ku mu yàpp dinaa xool rapport ana rapport boobu ba tey ñan ana rapport boobu lan lañ wax ci rapport boobu ak ñan ñoo def rapport boobu lu ndaw yi di ñàkk xëy musoo dégg kenn taxaw wax ci position yu bon yi Sénégal di occupé sur le plan international musoo dégg kenn taxaw wax ci inondation yi nga xam immigration bi nga xam mi ngi rey doomu sénégalais yi musoo leen dégg ñoom ñu gën wax ci ay bu doon élection présidentielle janvier 2021 la kon kenn du dégg dinañ may ay ceeb sax di si def seen logo parti moo tax politicien ku yaakaar ci moom yaa ngi dóor sa loxo ci ëkk gëmuñu dudul seen bopp moo tax ndaw yi fas leen jom ngeen wuti liggéey te bañ a yaakaar ci ñii nga xamante ne lu ñu leen wax bëccëg bu guddee ñi ngi raasaatu miir yi ngir rek mën a xool naka lañu war a mën a def pour mën a teg dil askan wi ngir war a mën a defar seen bopp ñoom ñoo yem askanu Sénégal nag am nañ ci mbetteel parce que mënoon nañ ko foogee feneen furul ci Idriss Seck parce que ñu bëri ñoo xam ne ay Omar Sarr ñoom Amadou Sall ak ñooñu lañ doon wax kenn mësul woon xalaat Idrissa Seck l'histoire a donné raison Barthélémy Diaz l'histoire a donné raison Ousmane Sonko ak ñeneen Sénégal nag mi ngi nii maa ngi jéggalu ñëpp di rafetlu encore une fois waa Infos Rewmi jotaay bi di baalu àq su ma ci waxee lu ëpp di leen baal àq di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf